Ngik Fall. M'avez dit que Paham Kuy 1, ça passe. Il y a Palou Dial, Palou Yuga, Kéemaï, Kelat Diop, Sambay Karang et Haïdjakal. Confiance bi ñu am ci yow bul ko sàggane yaakaar bi ñu am ci yow ba xëy dénk la su dee am na looy bañ góorgóorlu na defe ko ni ko bëggee ah góor baax na jigéen baax na jub daal mooy li wóor mani fexe bële na nga fexe ba wane waaw li tax ñu wóolu la su dee da nga war a dox ko ba mu man su dee da nga war a séddale jox ko ñu ko moom na nga fexe bële yaakaar bi na am tey jii musul am fu nekk dig nañ si waaye lu leere nii ak ñoo ni directeur ni mu foore ñëw ba fulum loolu doy na ko waaye li xaw a metti rek mooy fulum tey mën nañu wax ni bu nekkul village bi ëpp nit ci Morolan mën nañu ni moo nekk 2e position kon aussi c'est frustrant day xaw a metti ñu toog ba heure bi ñu ne fulum amul courant kon tey liñ lay sas te ñu la koy ñaan mooy fii ak élection poto yi samp fulum wotel la 100%. kon Baba Diallo ñu ngi lay remercier bu baax sa ñëw bi teeroo parce que waxoon nañ la ni kat ginnaaw am na loo bëgg boo ñëwee fulum tuddal ñu courant bi kon bu ñu gëstoo yow rek la ñuy jàppale Baba yow rek la ñuy jàppale ñu teg ci monsieur le maire muy Yves Lamine Ciss mi nga xam ni fu mu ëlbatiku rek mu ngi tudd turu fulum ñu ngi teg ci nuyoo bi sunu kilifa di kilifay gox bi di ku baax muy Yves Lamine Ciss di kilifa bu am yar am teggin di dox soxlay nit ñi ba tey démb ba tey bi mu toogee ba tey ba mu toogulee sax mu ngi doon dox ittey gox bi mu toog mu raw ci mu di ko dox ba tey ci toogaayam bii kon noo ngi koy sant il y avait que 5 villages qui étaient électrifiés dans cette commune loolu lu leer la ñëpp mën nañ ko vérifier actuellement votre maire là vient de le dire il n'y a que 2 villages qui restent dans la commune kon loolu muy ay jéego yu rëy yoo xamante ni ku nekk gis na ko léegi nag mu mel ni kon am na ay dëkk yoo xamante ne yóbbu nañ fa courant maanaam def nañ liggéey ba pare mais courant bi tàkkagul dëkk bu mel ni Palo Yuga dëkk bu mel ni Ngik Fall dëkk bu mel ni Paxam Koy 1 liggéey courant bi pare na mais courant bi tàkkagul mais loolu yàlla def na fi mu nekk nii programmé nañ ko entre yi nga xam ne moo doon yore liggéey bi mooy entreprise indienne bi ñuy wax Lucky Export ak Senelec ba tax na normalement àllarba Paxam Koy 1 ak Palo Yuga seen courant war nañ ko tàkk war nañ ko taal pour mu commencer leer àllarba incha allah. ñu ne nag bu ñuy door mënuñu dem feneen en dehors de Fulum mooy war a nekk suñu priorité numéro 1
si suñu xol Fulum nekk suñu priorité numéro 1 si suñu xel ak xalaat Fulum nekk suñu priorité numéro 1 mais comme affaire bi dañ ko bokk ñu ne nañ ko dugal ci machine bi dem agence nationale statistique ñu jox ñu données démographiques ñu ne pour tànn 30 villages ñu war a commencer nañu xool yan village ñoo ëpp population ñu jiital leen ci classement boobu tamit Fulum génn premier waaw Fulum nekk premier ci suñu xol yi Fulum génn premier encore ci critères yi ñu teral léegi fii Fulum le 31 lay poto yi di ñëw le 31 janvier ñu samp poto yi ñu samp ko xaj ci ligne yi te yéenay suñu priorité c'est-à-dire lu ñu fi deful c'est que mënuñu ko donc li ngeen wax dégg nañ ko suñu yéene ak suñu coobeer ak suñu soxla mooy Fulum ñu dóor ko mu daanu buñ ko dóoree mu daanu comme ça buñ fi dellu see ak Yves Lamine Ciss pour fêter victoire président Macky Sall invité Bidiw from RDN ak yeneen ak ñeneen ñu ñëw yendu fi def animation ànd ak suñu mbokk séeréer yi jaamu tukulóor yi ñu neexal ba mu neex après ñu déglu bi. maa ngi nuyu kenn ku ne turam ak santam di nuyu bu baax a baax borom dëkk bi chef de village Gaye maa ngi nuyu tamit imam yi ak imam yi yëpp di nuyu bu baax a baax directeur ak honorable ak délégation bi yëpp maa ngi leen nuyu sama xol dafa grâce tey dama kontaan parce que lii bind nañu téeméeri leetar junniy leetar ngir Fulum am courant fu ñu déggee rek am na possibilité ak benn nit léeg-léeg nit dalay woo mu ni andil ma leetar ma jox même njaay mi defe naa ni jox nañ ko leetar ku ñu gis rek mën ci jàpp rek dénk nañ ko jox ko leetar kon boog dama bëgg aussi ñu gërëm bu baax a baax benn agent bu xam ni mooy comptable ASER muy Moustapha Guèye ñu tàcc ko bu baax a baax monsieur le directeur Moustapha Guèye seen agent la mais ngeen xam ni fii la dëkk te Moustapha noppul di jàppale Morolan ci wàllu courant kon boog Moustapha ñu gërëm ko bu baax a baax li may wax ñu bàyyi directeur bi mu waxal boppam lu muy def ndax courant moo tax mu ñëw fii soo dana nekk ndax temps yëpp ñu ngi Fuuta ñu ngi fu ne pour def lu mel nii kon boog ñoom ñu ngi bay seen waar pour que Sénégal émergent loolu la Macky Sall wax émergence mënul am bu dee dëkk bi amul courant amul ndox loolu émergence mënu fa am kon boog directeur bu continuer nii defe naa am nañ yaakaar ni Morolan lu mu des bu ñu taalee Fulum Colobane ak Kër Daouda ñooy des defe naa dëkk yu tuuti la ñu am yaakaar ni directeur bi dina ci jàpp parce que Kër Daouda courant bi daf ko traversé Colobane mooy dëkku maam Alpha Combaan kon dëkk boobu dafa war a am courant kon directeur nga jàppale ñu ci ñaar yooyu Kër Daouda moo des courant bi daf ko traversé Colobane lu mu tuuti tuuti mooy dëkku maam Alpha Combaan ñu war ko jox cër boobu sànq tamit jox naa la benn leetar ndax lim la jox ci leet bari na pour que ñu taal courant xay jagal Sambay Karang Gijeur Ngiig Fall Palu Jal Palu Yugo nañ leen taal fii ak élection yi loolu suñ ko taalee ñu taal Fulum Morolan am 90%. wax naa sànq ni fii amuñ Macky Sall amu fi opposant Macky Sall amul opposant Morolan li des rek kay ngeen jàppa ci ñun ñu jàppa ci Macky Sall gagné fii cartonné 100% ñu dem ci loolu Fulum donc bu ñu paree foofu ñu wax leen ni soobee yàlla tamit ci suñu programme commune bi tuyau ndox yi dina jaar ci mbedd bi ren soobee yàlla loolu mooy kër gu ne biir Morolan dafa war a am ndox bu leen amee ndox am courant lan moo des
liggéey am na noonu kon boog mani nañu ànd ak kii dem kii boot yi moo gën ñu ànd ak kii taxani am na noonu jërë ngeen jëf Jërëjëf